salaamaaleykum mbokk internet jàmm ji info ñu ngi leen di dalalaat beneen yoon seen émission sociétale suñu gan tey Ahmed Makhtar Kanté la Ahmed Makhtar Kanté nag imam la di écrivain di conférencier di kitam koo xam ne ku ñuy déglu la ñu fas yéene waxtaan ak moom ci coow li am ci institution Jeanne d'Arc bi nga xam ne dañ fa tere muuraay ba loolu indi coow lu bëree bëri imam Kanté ñu ngi lay nuyu di la dalal. ñiy seetaan ci internet yi ñuy seetaan ak yow Ndofène ak sa caméraman maa ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu waaw man la seen mbokk Ahmed Makhtar Kanté nekk imam fii ci mosquée.e maay tamit fondateur portail web tibyane.com di sawar lool ci di waxtaanee xew-xew suñu réew ndax am na ñoo xam ne dañuy ragal sax waxtaan loo wax ñu ne fitna la nañ ci màndu lu ñu waxtaanewul du jur di jàmm de lu ñu waxtaanewul du jur jàmm kon nañ bàyyi nit ñi ñu wax seen xalaat amaa nag li ñu laaj nit ñi rek mooy kuy wax fexeel rek ba am tegtal yoo ko teg ak am worma am respect ci ñeneen seen xalaat mais ay bu fi kenn wax ak fitna day jóg ak au contraire loolu c'est dangereux parce que nit ñi bu ñu amul fi ñu waxee fu muy mujjee mooy loo xam ni kenn du ko rafetlu kon nag yéen tamit dama leen di sargal parce que bokk ngeen ci ñi nga xam ni yéenay jox nit ñi micro pour ak image pour ñu mën a wax seen xalaat kon affaire institut Jeanne d'Arc bi man li ma ciy wax rek mooy am na ñoo xam ne dañuy wax ne waaw du affaire diine du affaire chrétien jullit dinaa ne waaw dinaa ne déet affaire diine am na ci kenn mënu ci génne affaire diine lu tax parce que dañoo tere loo xam ne diine la ci jullit yi te ñi tere xale yu jigéen ñi ñu muuru ñoom ñu nekk Sénégal xam ne Sénégal fii réew boo xam ne la jullit yi dañ fee ëpp bari fi yàgg fi am yu ñu rafetlu comme ni mu amee ci dëkk yëpp tey boo demee France États-Unis et Chine am na yu ñu fa ñaawlu ak yu ñu fa rafetlu kon tam nañu respecté suñu identité fii dafa am loo xam ni ku ko bëgg a def bëgg am jàmm ak waa réew mi da ngay bàyyi xel sunu yenn aada yi bàyyi xel tamit sunu diine boole ci école Saint-Jean d'Arc du école bu ndaw école bi mi ngi cosaanoo France nee nañ xaw ma 150 écoles lañ am ci àddina bi kon ku bëgg dem ci àddina bi yëpp lu tax tooguñu France rek nañ toog France lu tax ku bëgg dem ci àddina bi yëpp nag ne da ngay yaraate da ngay yaatu dënn man maa ngi leen di félicité institution Jeanne d'Arc si parce que man ku nekk ci secteur éducatif rek dama lay félicité parce que yar dafa jafe yar ay xale ba ñu def adolescence ba kii ba am seen bac dégg ay làkk am xam-xam wax dëgg yàlla ñoom ñu ngi ciy def liggéey bu am solo kenn weddiwu ko donte woon sax man affaire ay école catholique yi moo gën a baax yooyu dara du ci dëgg gis nañ fi xale yi am note yu baax ci école yoo xam ne amuñu sax moyen donc loolu sax moom nañu ko teg fële loolu moom julli di complexe yi may tuddee défaitiste yi ak complexe yi ñoom ñuy waxe loolu catholique ñoo gën a yow ndax yow bokk ci sénégalais yi naan ñi jox école bi dëgg ne maanaam sénégalais yi fa inscrire seen doom maanaam jullit yi sax jul sénégalais yi fa dugal seen doom ñoom ñu peut-être bu ñu dugaloon seen doom feneen coow loolu du am ndax ñee seen règlement intérieur la ba di jox école bi dëgg non loolu du wax mënuñ jox école bi dëgg parce que école bi Sénégal la nekk école bi demal ministère foofu la ñuy déposer pour signer école bu mu mën a doon ci Sénégal muy public muy privé même école confessionnelle c'est sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale te bu loolu amul dëkk bi tas parce que bu ñu commencé wax naan école bu nekk mën na beru def règlement intérieur am nam ko bëggee kon dëkk bi tas parce que léegi nga gis benn école c'est pas benn école boo xam ne dañu ne ñun fii ay bouddhiste lañ pour nga jàngee ci école bi lii wala kii nii et cetera donc ministère mooy joxe les grandes lignes te grandes lignes yooyu mi ngi bàyyee ko ci constitution Sénégal bi nga xam ne dafa ne kenn du boddi nit ci diine ci waaso ak yu nu mel kon règlement intérieur mayul école boo xam ne école laïque la en plus du école catholique confessionnelle fu ñuy former ay moines ay sœurs benn jullit doo ko fa gis loolu sax du xel doo fa gis benn jullit mais c'est une école laïque bu déposer ay dossiers am d'ailleurs c'est le conseil du laïcat moo leen di soutenir déposer ko ministère génnee na communiqué plusieurs fois du ñuy rek école Thiandoum fi essayé woon nañ ko ak Saint-Louis kon bi nga xamee ni ministère bi Kalidou Diallo il y a quelques années génne woon na ministre bi le même document le rappelé même circulaire bi kon état Sénégal wax na leen ñoom ñoo nekk en défiance ñoom ñoo indi fitna parce que ñoom d'abord ñoom ñoo bëgg a dàq ay élèves yoo xam ne dañoo def leen seen diine sant kon ñoom war nañu xam ne ñii diine moo leen ko sant kon dañuy indi coow ñaareel ba mooy dañu bañ a nangu li ministère wax na leen amu leen droit def ko kon ñoom ñoo indi fitna fi mu nekk ni kon wax naa ni sama ñu mbokk yi Oustaz Alioune Sall ak yeneen sama yenn mbokk oustaz yi nga xam ne dañ naan woy nañ génn foofu erreur la parce que xamuñu statut école bi ak tamit ñàkk solidarité parce que suñu commencé fu julli di amee problème ñu ne waaw nañ jóg foofu nañ dem fële fan lañ jëm jóguñu fenn réew mi Sénégal la suñu réew la
waa tey ban discours nga yaakaar ne moom la ñu war a tenir quoi discours boo xam ne ni dina nekk discours boo xam ne daal du yàq cohabitation bu rafet bi am ci diggante jullit ak chrétien tey. bëgg naa ko trop islam jàngaluma fitna rawatina nasaraan ni ñu tuddee ahlul kitab les juifs et les chrétiens alquran dañu am un statut particulier de respect li alquran di wax si ñoom wa jaadilhum billati hiya ahsan na nga waxtaan ak ñoom ci anam bu rafet kon du question boddi leen léegi nag waaye nag il faut que ñu reconnaître une chose mooy que ni tey li indi problème bi mooy ñoom ñi bëgg a def loo xam ne miinuñ ko fii te amu fi woon école Saint-Gendarme mi ngi fi depuis combien d'années xale yu jigéen yooyu man déglu naa si ñenn ñu muuru ñoo xam ne daanaka am na ci kenn koo xam ne vraiment suy wax sax sa bët day taa mu ne mais fii sama kër la du rek école pour man depuis bi ma nekkee xale bu ndaw laay jàngee fii donc li indi fitna mooy ñu yeewu rek ñoom bëgg a def loo xam ne bañ ko bëggee def woo nañ leen waxtaan ak ñoom ne leen bu leen def lii ñu ne foofu dañ koy def par force dañ koy def te visé ci loo xam ni pratique religieuse la xale yu jigéen yooyu am na ci koo xam ne délégué classe am la mën nga nekk délégué classe teg say morom élève wóoluwuñu la et cetera donc li mu na indi jàmm du lenn lu dul ko institutionnel ñu teg ci suuf décision boo xam ne c'est illégal discriminatoire rek jàmm na ñooy Sénégal daal soxla nañu jàmm fi mu nekk nii y a tellement de problèmes que soxlawul ñu ci dolli yoo xam ne ay faux problème la affaire jullit ak catholique Sénégal jàmm lañ nekk boo seetee yeneen réew di nga xam ni doy na waar kon bu ñu fi def dara loo xam ni day indi coow ci wàllu diine parce que coowu diine mooy li gën a compliqué kon nag man direction Institut Saint-Jean d'Arc maa ngi leen di joxaat seen cër ak seen wàccuwaay dégg nga formé nañ ñu bëri mais bu ñu dugg ci ay doxin yoo xam ni Sénégal soxlaw ko te mën na am ñi leen di jëlloo yooyu décision xëy na ñoom ñu ngi pitim réew wala ñu ngi leen di wax loo xam ni suñ ko décidé fii ci Sénégal duñu mën am jàmm ak jullit yi fi nekk te loolu dara jaru kon yow da nga jàpp ne décision bi am daa peut-être am na yeneen soubassement quoi bu nekkul. man loolu laa jàpp dama jàpp ne am na comme école française la du fait du école française disons école la boo xam ne dafa appartenir ci des établissements français nga xam ne benn réseau international la mais quand même cosaan bi France la te France dañuy tere xale bu jigéen bu jàng seen école yi voilà kon dama ragal ni. courant boobu xale bu jigéen buy muuru. xale bu jigéen buy muuru kon dama ragal ni kon ñoom tamit Institut Saint-Jean d'Arc ñi nga xam ne ñoo leen yilif te nekk France ñoom tam dañu bëgg a appliquer loolu ci àddina bi yëpp seen école yi moo tax ma jàpp ne et sax loolu la war a demee loolu sax la war a demee du question sax dama jàpp ne parce que ñoom comme dañoo bokk ci réseau boobu des établissements xaw ma lan li ñuy def yëpp du mën a weddante ak ñooñu décision yi leen jox mais nag fii Sénégal la ñoom ñi nekk France ñoo war a xam ne bu ñu demee Chine dem Turquie dem Sénégal dañuy respecter loi yi nekk foofu dafa mel la même chose laa ci wax ci Oxfam rek Sénégal ngeen nekk affaire LGBT bu leen ko fi dooleel parce que suñu loi daf ko compte le même principe kon nag loolu la leneen li mooy que dafa mel ne léegi dafa am ay catholiques yoo xam ni wala ay nasaraan ay chrétiens yoo xam ni de plus en plus daal ñoom école yi nga xam ni ñoo ko ubbi te pourtant école laïque la am na ci ay école yoo xam ni sax dañ doon jàngale catéchisme xale jullit ji di toog di ko mokkal sax te boobu temps jullit yi sax presque bougé wuñ te pourtant jaaduwul c'est pas normal mais au moins dafa am léegi benn courant ci ñoom boo xam ni dañu bëgg di gën di xatal xale yu jigéen yi muuru ci seen école yi parce que affaire muuru bi dafa commencé gën a tasaaroo dafa mel ni dafa am ñenn si ñoom ñoo xam ni bëgguñu daal xale yu jigéen yi muuru yi di gën a bari ci seen école yi question la bu mooy posé après on va voir dans l'avenir est-ce que sama hypothèse bi valable na wala déet. moom ñu ngi lay jaajëfal. maa ngi leen jaajëfal di nuyu ñi ñu doon seetaan ñëpp.